ci suñu émission lu xew ci dëkk bi donc dañ fa am invité spécial mu nekk nag ak technicien boo xamante ne xam naa ne tur bi da koy leb rek mais dañ ñëw ci jafe-jafe yi nga xam ne mu ngi koy dund ci benn entreprise de la place wala boog mu nekk rek li nga xamante ne toujours ci wàllu ay jafe-jafe mu mel dafa am loo xam ne dañ koy nëbb dañ bëgg rek xam naa ni présentation bi du am mais ñu bëgg nga wax ñu tey yan jafe-jafe ngeen di dund. waaw ñu ngi leen di nuyu bu njëkk di rafetlu seen liggéey parce que bu fekkee ne dañ ne liggéey pour jëmale suñu réew kanam moo tax ñun ñu fi toog di fi liggéey bon dund jafe-jafe yi ñuy dund au niveau de ci liggéey bi mu ngi nekk maanaam ci wàllu courant bi ñuy liggéey ak Senelec ñoo am ay jafe-jafe de paiement te depuis 2015 ñu nekk fi di liggéey ak ñoom fay ñu suñu facture yooyu mais même au-delà parce que am nañ fi ay jaar-jaar ak ñoom lu mu metti ñun ñoo fi nekk donc kër gi benn la ñu ngi liggéey ak ñoom mais mënuñu fexe ba fay ñu suñu ay facture yoo xam ne depuis 2015 la donc loolu la ñuy ñaawlu lu ci ëpp daal. alors liggéey bi ci ban fànn ngeen di liggéey ak Senelec ba mu amal leen koppar ñu toll ak kañ la amel bi commencé maanaam bor yi kañ la commencé. waaw boo xoolee liggéey bi yàgg na bor yi nag ñu ngi ko commencé constater amoon na lenteur bien avant 2015 bien avant jeudi 2015 ñu ngi ko commencé woon di accumuler mais mu ngi gën a féetewoo ci wàllu réseau bi maanaam ñun bu ñuy wax réseau bi day nekk transport bi li nga xamante ne moom la Senelec depuis muy defar courant bi di ko génnee ba distribution ba muy dem ci kër yi ci wàllu boobu la ba ci village yi fu ne parce que DRCO bi la ñu wax muy centre ouest bi Thiès ba Touba Diourbel Mbour yooyu yëpp ci la bokk nga dem ba Pekes jëm kaw donc mun naa wax ne diggante boobu bu surtout nawet bi nga xamante ne day yàq ay poto dagg ay fil kooku Senelec prestataires yi lay yëkkati ñun ñooy dem defar ko dellu si waat yooyu nag buñ ko accumuler lu ci bari ak zone yi nga xamante ne Senelec dafa bëgg courant yooyu yëpp ñu boole ko di ko jox prestataires yi donc ñuy liggéey ci collaboration bu rafet ñun ak ñoom dans ce sens mais depuis 2015 daal facture yi moom buñ ko dajalee ci ñu bari 2015 ba léegi fay ñu facture yi. alors mu mel ni liggéey bi mooy ci wàllu transport courant bi réseau bi rek ci entretien bi ak li ni mel jafe-jafe yi boobu léegi kilifa yi est-ce que ñoom réellement yëg nañ li nga xam ne mooy jafe-jafe yi ci biir Senelec. waaw mën nañu wax ne waaw parce que kilifa yi surtout ñi nga xam ne ñoo ŋànk direction bi au niveau de Thiès ku mel ni délégué bi yëg na ko parce que bu ñu xoolee Senelec Thiès gi yëpp moom moo fi mooy njiit bi. donc moom moo fi représenté DG bi yëg na ko parce que moom avant muy ñëw déjà bindoon nañu benn lettre adressé ko DG mu yabal fi ndaw loolu c'était en novembre 2017 mu yabal fi maanaam ressources humaines directeur ressources humaines ñëw fi def médiation ñu waxtaan prestataires yëpp toog ñi yor yenn postes yi nga xamante ne réseau bi maanaam toog kilifa gi ñu ne nañu trouver solution pour fay ñu bon bi ñu waxee ne facture yi yenn yi amul sax këyit ñu ne nañu xool nuñ koy defalee këyit ñoom ñu jël ay engagement et bi ñu demee ci loolu tamit maanaam boobu ba léegi am na ay liggéey yoo xam ne jot nañ ko xool ñu ngi naan ñu ngi ci ñoom seen kàddu loolu la ñu ngi ci ñu ngi koy utal këyit pour yoonal ko pour ñu mën ñu fay donc foofu la ñu tollagum ak ñoom depuis novembre. alors mu mel ni Senelec bu ñu koy xool fu ñu toll nii ñu bëri nañ ay performance la def bu ñuy xool ci wàllu résultat ci wàllu coupure de courant yi parce que dañ daan enregistré lu toll ak 900 et quelques heures ci ay coupure tey ñu ne loolu yëpp réglé nañ ko yéen ñi nga xam ne yéen nekk sur le terrain di liggéey en tant que ay prestataire ak réseau bi ñu naan réseau bi dafa vétuste maanaam dafa màgget. ba tax na yenn lakk-lakk yi am sax ci marché yi wala ci yenn bërëb bi dañ naan toujours courant bi jafe-jafe yi moo ko indi kon day mel ni liggéey bi ci war am. waaw kooku nag yaakaar naa ne ci benn côté nit ñi li ñu ñeme wax loo xamante ne maîtriser wuñu ko quoi
mais bu ñu demee ci amélioration qualité de service bi dafa am kooku ñun ñu ci nekk xam nañ ko et ba léegi ñu ngi ciy liggéey di jëm ci màggetum réseau bi kooku Senelec yaakaar naa ne def na ci ay jéego ku nekk fa nga dëkk boo demee ci Senelec ba nga xool am na ay poto yu fa Senelec teg kooku pour reprendre réseau bu màgget bi la boobu benn poñ la beneen poñ bi ci nekk mooy ñu ngi liggéey ak yeneen dëkk yoo xamante ne ñu ngi yokk courant bi ci biir gox yi nga xamante ne amul woon donc réseau bu màgget bi naam dëgg la noonu moo waral d'ailleurs ñu ci liggéey lii xew nag ci marché yi kooku yaakaar naa ne am na ñu ma gën a apte pour wax ci parce que les branchements anarchiques yi ci nekk mooy gën a indi problème yooyu mais du cadre Senelec mais boo xoolee niveau interne la kooku du Senelec comme nag moom li ñuy wax lu sotti am borom wala boog lu ñaaw lu ne kenn du ko bëgg a moom il faut ñu fuñ ko teg moo tax ñu jël ndeyu mi liggéey muy Senelec ndeyu ñëpp teg ko mais ñun ci suñu xam-xam bu gàtt ou suñu expérience bu gàtt kooku duñ ko jox tort Senelec dañuy naan niveau interne la mairie yeeg yooyu ak responsable bu marché yi dañu xool nan lañ koy résoudre. alors très bien bu ñuy xool yéen ay prestataires ngeen nekk ay techniciens de haut niveau parce que bu ñuy xool ci wàllu réseau maintenance beeg li ni mel yëpp ci yéen la nekk mais est-ce que da ngeen am personnel boo xam ne bootu ci yéen. ah oui am nañu ay personnel kooku yaakaar naa ne moom laay faral di wax dawuñu génnuñu dem bitim réew pour def leneen wala ñu toog suñu ruq pour jéem a def dara dañ nekk ay jeunes ñu bëgg liggéey moo tax ñu créer suñu ay entreprise am ay employés am ay jeunes yoo xamante ni ñu ngi liggéey ak ñun ñoo xam ne mënuñu comprendre problème mu facture tey parce que ku ci nekk rek boo ko xoolee néew di doole la ku ne rek boo ko xoolee cas social la donc cas yooyu boo ko jëlee teg ko tey mënoo basé wu à 100% ci facture Senelec pour fay lan bu doon loolu la ñuy xaar depuis 2015 ak léegi ñooñ dootuñu liggéey ak ñun parce que boo xoolee nga yor fukki jeune wala fukk ak juróom donc di leen fay weer ba weer sans compter problème yi am ci biir kooku metti na donc lu ñu mën a wax rek moo di ne am nañu ay nit daal ay xale yoo xam ne ñu ngi bootu suñu ginnaaw yaakaar ci seen liggéey seen doole pour mën a yor seen njaboot. alors ci sa njëlbeen wax nga ni directeur général bi ginnaaw bi ngeen ko bindee bataaxal xamal ko seen i jafe-jafe yónni na fi ki yore wàllu personnel bi maanaam wàllu ressources humaines pour mu ñëw def médiation pour rek xool naka la ñuy def ba fay la seen i koppoor ñoom lañ leen yore est-ce que njort ngeen ni mën nañ ko fay parce que jamono yële ñu génn newoon nañ Senelec am na ay bor du tolloog 160 milliards maanaam téeméeri milliards ak juróom-benn fukk. waaw xam nga li nga wax ni sëñ Oumar naam ñun duñ ko xool trop parce que nit ku nekk liggéey moo la war kër boo bëggee mu jëm kanam doo xalaat doo xool problème ya fa ne da ngay xool nañ koy résoudre mais doo ko dolli problème naam ñoom li ñenn ñi waxoon ne am na bor bu ñu toll mais est-ce que fin d'année bii passé Senelec amul benn surplus man question boobu laay posé est-ce que deful bénéfice déclaré wul ay bénéfice am donc am na yoo xamante ne toujours nit ñi bu ñuy wax nañ ko xoolaat am na nag benn coût d'investissement bu fi nekk mooy comme la ma waxoon changement wu réseau beeg yooyu mais nañu xool déclaration bénéfice bi fu mu toll ba pare waaw. alors yéen ci seen liggéey def ngeen ko sans reproche amu leen ci benn remords parce que yéen a ngi koy exécuter ni mu waree boobu ba léegi fayuñu leen est-ce que lan ngeen ay pexe pour jàkkaarloo ak ñoom parce que tamit Senelec société nationale la mais bu dee dafa teguwul ci yoon tamit yoon mu ngi fii pour teg ñëpp ci kaw yoon. waaw xam nga pexe moom ci biiri kër toujours dañuy naan waxtaan te bu ñu xoolee Sénégal ñun dañu baaxoo problème boo amee ñu ne waxtaan ubbil nañ ñu xëy na ay bunt mais bu yamee ci làmmiñ yi du ñu dem problème bu ñu ko bëggee résoudre dañuy agir warul nekk un coup de réaction mais il faut agir ubbil nañ ñu ay bunt ñu waxtaan ak ñoom mais à chaque fois seen réponse moo di ne ñu ngi ci kooku moom jëwriñ bi nga xamante ne moo ŋànk fii niveau Thiès lépp lu jëm ci réseau bi ñun ñu basé wu ci moom parce que moom moo nekk suñu interlocuteur avec Senelec donc prestataires yi moom la ñu am bu ñu jógee ci
délégué bi moom la ñu am parce que moom saa yi ñu waxee ak moom danaan mu ngi ci donc ñun am na côté boo xamante ne ñun dañ fay dellu parce que l'administration continuité la et bu ñu nee continuité duñ ne diw wala diw ñun ñëpp la ñu liggéeyal kenn la ñu liggéeyal muy Senelec donc Senelec boobu ñu liggéeyal tey ki fi toog est-ce que avant muy ñëw équipe bi yëpp la ñu changé wala moom rek moo fi ñëw comme njiit man li may faral di wax loolu la ndegam moom rek la ñu changé te liggéey yi nga xamante ne ñu ngi koy réclamer depuis 2015 ña ko supervisé woon ña ko joxe woon ñu ngi fi donc pourquoi tey ñu ñuy defloo benn circuit ñu tuddee ko circuit du combattant man moom laa ko tuddee kañ la ñuy jot suñu xaalis boobu def na 8 mois bi nga xamante ne médiation am na ñu ne nañ trouver solution non ñu ngi ci et à chaque fois dafa am urgence lañ ñuy wax man à chaque fois ma approché waa ji personnellement woy dañu amoon urgence démb wala dañu am urgence tey donc may lañ ñu bu ñu feexee donc liggéey yi ñu liggéeyoon du urgence. te boobu jafe-jafe la parce que réseau bi doxul. jafe-jafe la am ay dëkk yoo xam ne amuñu courant poto yi daanu wala nawet bi mbënd bi ak yi ni mel. ak ni mel. comme li nga wax. alors très bien bu ñu ko doon xayma ci koppar ñaata lay toll li ñu leen amel. waaw liñ ñu amel bi ñu ko xaymaa defe naa ne mu ngi toll ci ay ñi nga xamante ne ñu ngi Thiès ñu ngi ci 200 et quelques millions 250 je pense loolu lañ ñu xayma woon. bari na bariwul. comme li ñuy wax. bari na ci ay entreprise yi nga xam ne dañu taxaw pour liggéeyal seen dëkk pour soxali ko pour lépp mun fee des. ah oui parce que bari na surtout sax ci xale yi nga xam ne ñu ngi bootu ci entreprise yi nekk ay chef de famille yu ndaw. ñun foofu la ñuy xoolee surtout lu ci ëpp. parce que ci ñun ku ci ne jaay nga sa ngot tey pour xale yooyu bañ la topp. la nga amoon akas néew jaay nga ko. la nga yoroon akas néew joxe nga ko pour fay sa bor bi la warloog ñoom. mais tey donc dans ce cas li des mooy ñun ñi nga xamante ne ñoo nekk ci diggante bi ñun ñooy borom entreprise yi tey koo ci seeti am na problème. mënatoo préfinancer beneen chantier bu ñu la jox yow mënatoo ko préfinancer. mais est-ce que ba léegi jafe-jafe yi am ci réseau bi ñu ngi leen di woo ngeen di intervenir. bon am na ñu ciy woo am na ñu bees ñeneen ñu jël mais ñi ci gënoon a remarqué presque liggéeyatuñu ak Senelec. waaw kooku moom mun naa ko am na ci ñett ñu gën a mag Thiès ñoo xamante ne liggéeyatuñu presque ak Senelec surtout ci biir réseau bi ci jafe-jafe yooyu. ci jafe-jafe alors ñooñu dafa mel ni entreprise yooyu bu ñu leen seetaanee dañuy tëj. waaw ci lañ jëm. ci lañ jëm. waaw parce que ki nga xamante ne boo xayma la nga ko amee mu ngi fi depuis 2015 moom mu ngi góorgóorlu pour jox xale yi nga xamante ne ñu ngi commencé di dugg ci responsabilité former seeni famille parce que ñooñu buñ leen jàppalewul fu ñu jëm donc ci ñooñu la ñuy gën a xalaat moo tax ñu def li ñuy def. alors très bien jafe-jafe bi dafa mel ni dafa law parce que ci Louga tamit mu mel ni prestataire dafa nekk ci Senelec ba ñoom it am nañ jafe-jafe yi ni mel Saint-Louis mais ñenn ñi dañ ko maanaam dañoo joñ baaraam tuuma li nga xam ne mooy comptabilité bi maanaam ci wàllu koppar ñi nga xam ne ñoo ko yoroon nañ foofu la jafe-jafe yi nekk mu mel ni cas bi dafa nekk cas boo xamante ne c'est un cas général parce que ñëpp la mbir mi laal mu nekk ay entreprises yoo xamante ne ci tëj lañ jëm ak fi ñu toll nii te ñu bëri ñu ngi wax ni ci wàllu courant li ci Macky Sall réussir ci PSE bi nekk na lu am solo li ni mel yéen en tant que ay technicien nekk ci terrain bi da ngeen koy dëggal wala da ngeen koy pousse. waaw damay njëkk a tontu ci question bi nga wax li jëm ci wàllu région yi Saint-Louis surtout Saint-Louis ak Louga xam nga Louga ci Saint-Louis la dépendre. kooku ñun duñ ci mën a sori trop. parce que wóoruñu te nit man bëgg naa lu ñuy wax lu nekk mu nekk luy wóor. boo ma laajoon tey. comme li ma wax niveau DRCO bi ñuy yëngatu. je suis sûr que ne même problème bi ñu am ni moo am Touba. parce que ñun ak ñoom ñoo bokk benn délégation. prestataires yi nekk foofu xam naa ne ñoom ñun li ñuy dund ñoom ñu ngi koy dund ñi nekk Mbour même chose. donc am na nag ñoo xamante ne fan yii passé pour amélioration qualité de service bi ñu doon tudd. et li nga wax Macky Sall li mu def wala responsable yi li ñu def ñu ngi ci woo ñenn ñi pour ñu continuer liggéey parce que ñu xalaat ne. ñu ngi wax wala ñu ngi leen di sonal pour ñu fay xaalis yi wala pour boog ñu jël seen responsabilité parce que c'est pas un problème de fay xaalis c'est un problème de responsabilité. parce que ki nga xamante ne tey moom dafa am kum fu wutu
mu am un problème de signature par rapport ak këyit bi nga xamante ne ñun moom la ñuy xaar pour fayee ko suñu xaalis moom bu ko nangul signé donc du problème mu xaalis problème mu responsabilité la. donc ñun ñooñu nga xam ne ñooy responsabilité boobu tey suñu leen koy laaj wala boog ñu gis ne am na tànk boo taxawee dootu ñu la woo alors que ñoom ñu ngi la yoreel xaalis ñun nee nañ sax tant mieux parce que man personnellement man mii di wax dañu tolloon guddi yoo xam ne biñ ma woowee ne ma liggéey dama ne mënatuma ko parce que aussi xaalis bi fi nekk moo war ko def fond de roulement amatuma ko moo tax mënatuma continuer liggéey yaakaaroon ci kaw loolu ne ñoom dinañ def dara pour ñu mën a dem mais déedéet dañ ñu fi bàyyi am ñeneen ñoo xam ne ñu ngi jéem dem ak ñoom waaw donc loolu daal xam nañ ne gars yi foofu lañ toll. alors mu mel ni Matar Cissé moom bu ñuy xool ci rigueuram nekk na koo xam ne ku fonk liggéeyam la kon est-ce que jotul ngeen dem jàkkaarloo ak moom pour exposer koo jafe-jafe bi ginnaaw yéen woon na fi ndaw. waaw kooku buñ ko gisee waaw xam nga nit moom koy bindoon lettre mu yabal ndaw ñu toog am lu ñu wax waroon nañu gëstu ndax seen ndaw yooyu ñoom ñu ngi jëfe la ñu waxoon am de tey suñu mënoon a gis Matar Cissé gis ko parce que bindaat nañu lettre mais amaguñu ba léegi réponse. alors tey ci jafe-jafe bi kan ngeen di interpeller pour que mu jël ci ay saafara ci li mu gën a gaaw. ah non fu mu toll nii ki ñuy interpeller mooy ndeyu mi liggéey muy Matar Cissé ñun ñëpp moo ñu boole yilif parce que bien vrai que comme li ñuy wax ñi nekk Sénélec nekk fa takk fa yenn ndombal tànk yi ñun suñu interlocuteur lañu. parce que ñun ay prestataires yi ñuy wax c'est des collaborateurs de la Sénélec. donc ñun aussi am na loo xamante ne ñu ngi koy xaar ci moom mu wooñu bu dul dara xëy na nag amaana dañu jàpp ne problème yi comme ñu ngi koy résoudre ndànk-ndànk wala boog ci rythme bañ ko xalaatee moo tax woowuñu mais bu ñu sañoon moom ñu toog ak moom jàkkaarloo ak moom mën a wax ak moom vraiment le problème ñu trouver ci solution nu mu gën a gaawee. très bien lan ngay tëjee. waaw di leen remercier surtout yéen Oumar donc loolu la ñuy tëjee. di leen sant ci liggéey bi ngeen di def bi nga xamante ne yéen a ngi xool problème yi nga xam ne mu ngi ci dëkk bi ngeen jéem ci wax pour trouver solution donc ku mel ni Thiès Info yéen ndaw yi donc ñu ngi leen di sant di leen gërëm à part ça di baalu ñëpp ax donc te xam ne rek ay nit dong lañu kàddu yi su fekkee dafa am ñu mu offensé aussi ñu xam ne jumte la jubluwuñ ci loolu donc Sénégal defar Sénégal ñun ñëpp ñoo ko bokk ci loolu lañ taxaw et puis en passant may remercier suma nit ñi nga xamante ne aussi ñu ngi Sénélec bu baax nekk ci yenn cadre yi donc merci beaucoup. très bien ñu ngi lay jaajëfal vraiment ngeen nekk ay technicien nekk ay chef d'entreprise nekk ay ndaw gëm seen bopp parce que Sénégal li la soxla parce que bu ñuy woote dañuy woo pour kilifa yi ñëw ñëpp rek jël seen xam-xam dajale ko pour rek mën a yóbbu Sénégal ci ëllëg yu set wicc yu bees pekk yi nga xamante ne dina dëppoo ak àdduna ni muy doxee li ni mel kon mu nekk rek ay jafe-jafe yoo xam ne yaakaar naa ni kilifa yi bu ñu ko déggee rawatina kii di Matar Cissé daan jël ay dogal ak rek délégué général bi nga xam ne moo ëmb Thiès ak Touba ak yi ni mel rek pour ñu indi ci ay saafara pour que ndaw ñi mën a retrouver seen liggéey waaye prestataires yi ñoom it mën a dugg ci seen i fonds ñu ngi leen di jaajëfal.